niki tey yemboog arxemes ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril atum 2022 fii ci terrain bu xaar yàlla ci lañu doon amale cérémonie de lancement projet bii fas yéene yeesal tiwo yi yóbbu ndoxu fons yi nekk tiwo bi ci gën a mag fare ci diggante Hann jàpp Fann ci bile ndaje nag moom la ministre Abdou Karim Sall nekk le ministre de l'environnement et du développement durable teewaloon fi ki nga xam ne moom mooy Serigne Mbacké Ndiaye nekk le ministre de l'eau et de l'assainissement lépp nag ngir yeesal mbooleem tiwo yi nga xam ne ñu ngi ci diggante Hann ak Fann te nekk ay tiwo yu màgget yoo xam ne saa su nekk mën naa jur jaye ci réew mi. di leen wax ni ñu ngi fi tey ci turu son excellence monsieur le président Macky Sall di wuutu sunu naataango di ministre Serigne Mbaye Thiam ministre de l'eau et de l'assainissement pour def li nga xam ne moom mooy lancement travaux yi nga xam ne mooy yeesal collecteur bi nga xam ne moom lañu tuddee collecteur Hann Fann waaye yeesal lu toll ni 100 kilomètres de réseau secondaire et de réseau tertiaire ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir Ndakaaru waaye toppatoo li nga xam ne profité waale ci amaale matériel bi nga xam ne walla ay équipement dina faciliter lépp loo xam ne mooy exploitation réseau bi projet boobu nag mu ngi war a coûter lu toll ni 82,860 milliards de francs CFA. dama bëggoon remercier autorités administratives yi ak autorités territoriales yi jaajëfal bu baax le directeur général bu ONAS ci organisation parfaite bi nga xam ne ak population de la région de Dakar ci organisation bi ak seen teewaay ak accueil bi nga xam ne moom la ñu jagleel. projet bi nekk na projet bu ñu wax projet renouvellement collecteur Hann Fann collecteur bi nga xam ni mu ngi toll ci 8 kilomètres mais am aussi li nga xam ni mooy réseau secondaire ak tertiaire dañ ko war a renouveler sur 100 kilomètres. di wax ne rek réseau yooyu jël na en compte préoccupation 8 communes donc yi nga xam ne mooy mooy gérer li nga xam ne mooy ndoxu toog yi di wax ni aussi projet bi jël na en compte li nga xam ni mooy matériel donc dispositif donc d'exploitation bi nga xam ni ONAS soxla woon na ko di wax ni rek aussi problème inondation yi dana am équipement yoo xam ni projet bi dana ko jox. bile projet nag moom la ministre Abdou Karim Sall teewaloon fi le ministre Serigne Mbaye Thiam bu eau ak assainissement ñëw na ci ni mu gën a yaatoo ci njariñu projet bi ak milliards yi nga xam ne yëkkati nañ ko jëmale ko ci bile projet ngir mu am jeexital bu mucc ayib ndax nag projet la boo xam ne ni askan wi ñu ngi ko doon xaar bu baax yàkkamti woon ko lool doon sàkku ci njiitu réew mi mu amal ko ci ni mu gën a gaawee. président de la république dafa joxe ay tegtal yu leer. pour que ñu toppatoo projet yi nga xam ne bokk na ci projet yu am solo yi nga xam ne bàyyi na ko xel bu baax a baax muy yeesal collecteur Hann Fann ci délai boo xam ne du weesu début d'année 2024 bu soobee yàlla gis nañ ne nag liggéey boo sum mu nekk liggéey bu am solo liggéey bu toll nii ñu war ko amalee ci dëkkuwaay ci dans les zones urbaines du ñàkk mu jur ay gàllankoor ci wàllu dem ak dikk du ñàkk mu jur ay gàllankoor ci yeneen i fànn waaye ñu ngi ñaan population yi ñu dawal compréhension bi parce que collecteur bi nekk na loo xam ne mënuñu koo ñàkk def parce que ñàkk koo def mooy bàyyi population yi ci situation yoo xam ne mun na indi ay jafe-jafe saa su nekk. projet dafa am nu muy doxee donc jël nañ jumtukaay yëpp parce que waxuma projet bi ci boppam rek mais maître d'ouvrage bi muy ONAS jël na ay jumtukaay yëpp les préfets le gouverneur ci kaw ak les sous-préfets les maires ñoom ñëpp dañ ci associé ba nga xam ni lépp lu ñu def rek dañu nekk ak ñoom mu nekk loo xam ni àndandoo la pour lépp loo xam ne war na andi ay contraintes. mu bokk ci li nga xam mooy déplacement nit ñi déplacement oto yi yooyu yëpp dañ ko jël en compte pour réalisation mën a aw yoon donc di wax ne rek li nga xam ni surtout moom la ñu war a orienter mooy déviation yi la ñu war a jël de dévoiement pour éviter déplacement yu bëri yi nga xam ni déjà nekk nañ ci kaw collecteur bi
donc su mënee def déviation yi mën a wàññi ou bien éviter carrément li nga xam ne mooy empêchement bi. donc di wax ni rek dalal ñi nga xam ni ñoo nekk ci kaw collecteur bi di leen wax ni rek dañ def tout pour que ñi ñu war déménager mu nekk ñoo xam ni ñu néew lay doon. donc loolu suñ ko defee rek je crois que dana préserver li nga xam ne mooy impasse yi waroon xaar ci li nga xam ne moom la ñu war a fay ci borom projet bi. yile tuyau nag nekk ci diggante Hann ak Fann nekk na ay tuyau yu yàgg yoo xamante ne nii saa su nekk rek ñuy nemmeeku ay jafe-jafe ak ay gàllankoor yu muy jural askan wi. ay kër ak ay tali yu muy màbbal ndox mu naqaree nooyi muy balle ci suuf ak jafe-jafe bu mu mën a jur ci wàllu wér-gi-yaram yi ni mel tax nañu bëgg a indi saafara ci na mu gën a gaawee. nekk na loo xam ne urgence la woon nekk na un danger public parce que affaissement yi depuis plusieurs années da doon continuer di bëri te di wax ni rek waxuma vraiment insécurité bi mais di wax ni aussi li ñu doon dépenser ci vraiment ci fonds pour réparer dafa nekk loo xam ne aussi dañ doon wax ni pertement la. donc projet bi nekk na loo xam ni vraiment à l'aide seulement de ce groupement là groupement Synergie Afrique ak Enan Chine ak accompagné par la Banque Société Générale donc mu permettre ñu vraiment jël en charge vraiment préoccupation bi nga xam ni mooy préoccupation population mais préoccupation bi nga xam ni mooy aussi bu chef de l'État bi nga xam ni vraiment depuis 2015 donc ñu ngi vraiment nekk ci projet bi heureusement yàlla sottal na ko ba travaux yi war na commencer tey et d'ici 24 mois donc ñu mën a finaliser carrément projet bi. gis nañ ne am na ci ay bërëb yu bëri yu commencé am ay affaissement mais li ci gën a doy waar mooy identifier nañ lu toll ni téeméer ak juróom-ñeent édifice yoo xam ne dañ ko tabax ci kaw collecteur bi lu demee ni 99 yoo xam ne ay bâtiment la ay kër yoo xam ne ay nit ñoo fa dëkk wala ay kër yu nga xam ne ñoo xam ne ay commerce lañ fay def gis nañ ne lu toll ni ñaari mosquée yoo xam ne ñu ngi ko tabax ci kaw collecteur bi gis nañ ne lu toll ni ñaari benn école ak li nga xam ne moom mooy bâtiment faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop bokk na ci li nga xam ne dañ ko tabax ci kaw collecteur bi. collecteur bi nag comme ni ma ko waxee sànq nekk na collecteur bu yàgg lu weesu 70 ans bi ñu ko tabaxee ba léegi situation de vétusté bi mooy yàqu-yàqu yi commencé am jur na li nga xam ne moom la ñuy constaté di wax ne. am na benn gaz bu tudd hydrogène sulfuré mooy gaz bi nga xam ne hydrogène ak beneen gaz moo ñooy jaxasoo mu nekk mu jur ay tooke yu doy waar yoo xam ne mun na indil gàllankoor population yi mu nekk également gaz boo xam ne bu yomb tàkk la donc lu mun a jur ay tàkk-tàkk saa su ne waaye mu nekk également gaz boo xam ne xeet bi boo ko noyyee dafay indi ay jafe-jafe yu bëri gis nañ ne xale yi fi jaar sànq def sketch ñu ngi ñaxtu ci xeet bu bon bi nga xam ne moom la population yi di noyyi guddi ak bëccëg. njariñ lu projet bi làmbool moo waral askan wi nga xam ne ñu ngi dëkk ci diggante Hann jàpp Fann rafetlu nañu dogal bi tukkee ci le président de la république ngir mën a yeesalaat loolu ba ñu mën a dund ci seen teeyu bakkan. li ni mel nag moo nekkoon cérémonie de lancement bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal tey ci teewaayu le ministre Abdou Karim Sall nekk le ministre de l'environnement et du développement durable ci teewaayu waa ONAS ak mbooleem ñi lëkkaloo ci ginnaaw bi le projet ba mu nekk projet bu mucc ayib nekk projet boo xam ne saa yu sottee xolu askan wi sedd guy. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant partenaires yi nga xam ne ñoom ñoo ñu gunge muy la société générale muy société. muy groupement énergie Enan Chine aussi bi nga xam ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tànn pour étudier ak liggéey bi ñoo ngi leen di jaajëfal di leen wax ne président de la République son excellence Macky Sall bàyyi na xel bu baax li nga xam ne mooy liggéey bi pour que ñu daal di koy def H24 guddi ak bëccëg ñu taxaw ci pour que liggéey boobu mun a gën a yemb parce que Dakar mu ngi màgg gis nañ ne. bi ñu tabaxee collecteur bi ba léegi depuis 70 ans Dakar fi mu nekkoon ak fu mu toll léegi ci wàllu dëkkuwaay ci wàllu population yaakaar naa ni weesu na lu bare dimensionnement bi nga xam ne defoon nañ ko ci njëlbeen maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullah